noo ngi waxaat alhamdulillahi ala kulli xaal alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi alladi bi nicmatihi tatimmu salihat. bu ñu nee Omar Sall day ñëw Gàmbi day nekk événement, loolu du man maa ko def, du yéen a ko def, mais yàlla taala wa tabaarak moom moo ko def. yàlla mi def loolu yàlla nañu teel boppam. di sant nag bu baax ndaw yi ñu fekk fii ñuy waa KS nga xam ni duñu deñ di leen sant, ndax ñun ak ñoom ñun ñoo bokk liggéey bi, ñun ñoo séq lépp. daanaka lu ñuy def fii rek ñoom ñun moom la ñuy def fële ca Sénégal ak li ko wër. loolu sant yàlla la. incha allah mbokk yu tedd yi, gannaaw bi ñu sante borom bi nga xam ne moom moo yellool cant, di julli si sang bi di Muhammad alayhi salaatu wa salaam, faral nañ di wax nit ñi ne nit ki sa fexe ak sa man-man ak sa kattan ak sa xereñite fi nga ko war a jénnee mooy diine bi nan lay demee si kanam. te diine bi suñ bëggee mu dem si kanam foog ñu sukkandiku si ay doomi aadama yoo xam ne seen dund dañ ko jël jox ko yàlla. su ma ne dañ jël seen dund jox ko yàlla, ñan laa si jublu mooy ñi nga xam ne dañoo tënku si kitaab ak sunna. soo leen laajee dara duñ ràcc jëmale seeni boor, waaye yàlla lañ lay won ak yenent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam ala fahmi salafina saalih. ñun dañ gis ne loolu mooy diine boo xam ne ku si mooy rek insha allah yow di nga texe. yàlla nañu yàlla boole si ñuy texe. ma ne programme bi te loolu dinañ ko jox kenn si suñu ulama yi, kenn si suñu duaat yi, kenn si ñi nga xam ne ñooy yenu mandarga bi ma doon wax sànq di al oustaz Omar Ahmad Sall, ki nga xam ne ku ko xam rek déggoom si diine ngay xam, ku ko xam daafiun li ajalati as sunnati ila al amam. dafa mel ni sunna bu fekkoon ne ab tànku moto la, moom bokk na si ñi nga xam ne ñoo koy puus di ko dawal pour mu dem si kanam. kooku moo ñuy fajal suñ mawdu bi tey, mawdu bi nga xam ne mawqiful islaami fi siyaasa. lan mooy taxawaay islam si politique, islam ban taxawaay la am si politique. loolu mooy nekk suñ topic bi tey. ma ne programme bi nag incha allah nu muy tëree pour ñëpp xam ko mooy ne dañuy woo al Ibrahim Khalil Diop, kooku mooy ñëw ubbil ñu jàng tuuti si alquran incha allah pour ñu rafetal géew bi. ñu ñëw si welcoming remark bi, ku koy def mooy Muzakkir Cissé mi nga xam ne knowledge seekers moom mooy seen njiit. am nañ te boy yi tamit ay xale yu ndaw lañ, ay tutànk lañ. am nañ benn mbooloo boo xam ne ñu leen di wooyee helping to make a difference. kooku tamit ñoom kenn si ñoom dina fi joxe kàddu muy al oustaz Cheikh Balado. su fa jógee incha allah ñu jox leen tuuti rek, waaye loolu mën naa nekk tuuti rek si xayaata Cheikh. bu loolu buñ demee ba def muhaadara bi ba mu jeex, ñu daal di woo xaajit al oustaz Hadji tamit, moom tamit mu def suñ closing remark bi. programme bi nii lay tëddee. kon Ibrahim Khalil Diop fi mu nekk na jege si pour mu ubbil ñu géew. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة لولا أنزل علينا الملائكة
استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناهم هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا قليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. بارك الله لك على هذه القراءة الطيبة. نكونتيني دمسي welcoming remark bi ki koy def di Muzakir Cissé mi nga xamne moy président ni knowledge seekers. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا. بعد السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Alhamdulillah, all praise and thanks be to Allah subhanahu wa ta'ala, prayers and salutation upon our beloved Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. We thank Allah and praise Him. We are grateful yet again. This year, Allah subhanahu wa ta'ala made it possible for us to gather here. We hope and pray that it's one of the gatherings that Allah subhanahu wa ta'ala will make mention of in a place that is far more superior than here. May Allah accept it from us, inshallah. Amen.
Alhamdulillah, our Sheikh, Ustaz Omar Ahmed Sall, and his delegates from Senegal, yesterday they arrived here, and Alhamdulillah, we welcome them as we normally do. Just to tell them that we are so grateful for the opportunity which they presented to us to host this gathering on an annual basis. And just to let the majority here know, our purpose is not only to gather here, but to take the message and also to apply the message. That prompted us to choose these topics so that we will definitely know where we should stop as far as Islam and politics is concerned. And also, he is someone who is blessed in curing many illnesses. So Alhamdulillah, many people cannot afford to go to Senegal due to the transportation cost, the accommodation and feeding. That is why we normally do everything possible to have this gathering. So we are grateful and thankful to the Sheikh and his team for honoring our request. So Alhamdulillah. Knowledge Seekers is basically formed by youths. That includes myself. As many of you may remember, during the first year, in fact, almost all of us were boys, I would say it that way. But Alhamdulillah, he advised us, he prayed for us. Alhamdulillah, this time around, almost 80 to 85% of us are all married, and Alhamdulillah, some of us are blessed with children. So Alhamdulillah Rabbil Alameen. We praying back to the Sheikh for his prayers. May Allah accept it from us, inshallah, Ameen. And also to the youths, we said, it is said that youths are the ones representing Islam. So that being said, we have to set good examples. We have to be needles, sewing, not to cut. We don't have to be what? Razor blade. We as youths, we should always come together. When we have event, we all make it a successful one. Instead of trying to compete, to say it is our group who are doing well, not that other group. So please, I am appealing to you all. Whenever we are to have an Islamic gathering, let us all come together. We support each other financially, morally, in whatever way we can. So without much ado, I thank you all. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد إخوة الحضور السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته نونغي وخات الحمد لله على كل حال الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات نونغي واخ ni ñu ngi sant yàlla bu baax ci xéewal yi nga xam ni defal nañu ko muy loo xam ni mënuñu koo jeexal ci di ko sant wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha di sant yàlla ci lu bari li mu ñu defal tey bu ñuy xool di wax tudd ne Oustaz Oumar Sall xëy na nekkuñ ci sama xol
mais man li nekk ci man xam naa ko man dama jàpp ni bu ñu amoon beneen baat bu ñuy faral di wax bu dul baatub al ustaaz kon baat boobu dinaa ko àbb waaye nag léeg-léeg nit dinañ lay wooyee dara rek mu nekk alam donte sax la tax ñu koy wax loolu amul loolu rek moo may faral di oyofal di wax ni nekkuñu ay ustaaz nekkuñu boroom xam-xam dañoo nekk ay taalibi ilm yuy jéem rek xam ni nit moom bu jéemee rek même bu juumee walla mu yàqit dinañ ko comprendre waaye boroom xam-xam yi ci Sénégal suñ leen doon lim man duma ci bokk ñeme naa nag bu ñuy lim taalibe yi ñii doog a jàng moom ñeme naa cee bokk ndax kuy sàkku xam-xam la di sant yàlla ci xéewal bi mu ñu defal ndax nit ñi yëg-yëg bu ñuy am ci ñun loolu du dara lu dul lu yàlla séddaleel boppam te moo ko teel boppam bu ñu nee Omar Sall day ñëw Gàmbi day nekk événement loolu du man maa ko def du yéen a ko def mais yàlla taala wa tabaarak moom moo ko def yàlla mi def loolu yàlla nañu teel boppam di sant nag bu baax ndaw yi ñu fekk fii ñuy waa KS nga xam ni duñu deñ di leen sant ndax ñun ak ñoom ñun ñoo bokk liggéey bi ñun ñoo séq lépp daanaka lu ñuy def fii rek ñoom ñun moom la ñuy def fële ca Sénégal ak li ko wër dina ma neex lool ci jóg bi ndaw ñi jóg di dimbale famille yi nga xam ni dañoo néew doole di dimbale jirim yi di dimbale ñi jaaxle nga xam ni loolu boo ko doon lim dafa bokk ci afdalil amal jëf yi gën a baax bokk na ci mooy nga dimbale jullit dugal ci xolam lu ko kontaan loo suñ ci defoon benn rek doy na sëkk bu ko yàlla nangoo kon nag buñ ci defee lu baree bari di dimbale ay jirim di dimbale ay jigéen ñoo xam ni veuve lañ loolu sant yàlla la kon maa ngi woo waa Banjul waa Gàmbi ñépp ak waa àdduna bi ñu nekk bitim réew ñuy ñëw di jàppale KS ndax xale yi yoon bi ñu nekk yoon boobu mooy yoon bi ñu soxla ndax danoo soxla ñoo xam ni dañuy taxaw di dimbale ñi ñàkk ñi jaaxle loolu ku nekk fii yàlla dogal nga am liggéey nga nekk ci looy for dafa nekk waajib ci yow nga génn ci li ngay am di ko participer ci KS di leen sponsoriser di leen jàppale soo amee pexe nga def ko moo xam bitim réew nga nekk walla feneen ndax li ñuy def pour ñépp la kon yal na yàlla saxal mbooloo boobu mbokk yi sunu tomb waxtaan mi ngi nekk l'islam taxawaayam ci politique muy mawqiful islam min as-siyaasa mu nekk nag tomb bu xaw a doy waar tuuti ndax ñu bari dañoo jàpp ni islaam amul gisiin amul xalaat moom pour jaamu yàlla rekk la moo tax li ñu bëgg a waxtaanee ñu bari ci nit ñi dañ cee séddalikoo ñenn ñi dañoo dem ba màndi ci muy ñu ñuy wooye les politiciens lan moo tax ñu màndi ci ñoom dañoo jàpp ni politique mooy tax a tedd nit fii ci àdduna moo tax ñu bari dugg ci ndax ku ci nekkul woon bu ci nekkee rek dina am accès ci nguur ak lu ko jege beneen bi ñenn ñi dañoo jàpp ni ku bëgg teraanga walla ñu xam la il faut nga dugg ci politique kon ñooñu jàpp lu mel noonu
ni ñu jàppee politique baaxul ndax ñoom dañoo jàpp ni dañoo war a tedd dañoo war a am ñi tax ñu tedd ak ñu am ñu fàtte leen ci ginnaaw ndax bu doon politique walla politicien rek mooy tax a tedd kon garaawul waaye nag dugg ci ay nit yëkkati la ba pare yow nga nekk ci kaw nga tedd loolu taxul woon politique jóg ñeneen ñi ñoom dañoo jàpp ni politique moom kenn waru koo tuddal islaam ndax islaam dafa sell islaam moom jàkka ja rekk la école ba daara ja aji màkka joxe azaka ñoom noonu lañu jàppee islaam daal nekkul lu dul pour jaamu yàlla moo tax doo dégg waa islaam ñu bari di wax ci politique lan moo tax ñi tee politique dañu ko tilimal dañu ko ñaawal ba ñi nekk ci islaam ragal ko maanaam dañ leen a taxwiif ci jiha boobu moo tax ñu bari ci nit ñi ci borom xam-xam yi pour ñu dugg ci politique dañuy ragal comme dañ leen a tiital ña ca nekk bu ñu la gisee yow jullit bi nga nekk borom xam-xam walla nga bëgg diine ngay dugg ci politique dañ lay tashwiix maanaam dañuy ñaawal sa melokaan yi ñu lay tuddee mooy kii intégriste la loolu la ñuy wax kii terroriste la kii bu jëlee état day dagg loxo nit ñi moo tax gis nga tubaab yi fi ñu teg politique dem nañ ba léegi terroriser nit ñi ci baatu politique boo amee sikkim walla nga nekk imam walla nga nekk borom xam-xam soo nee damay politique rek ñu ne jihadiste la jihadiste lañ lay wooye mooy kuy gàddu ay jaasi di rayaate walla jël ay bomb di def kamikaze soo duggee ci politique ñu ne kii intégriste la kii dafa bëgg indi fitna walla ñu ne kii kat daa bëgg bu toogee rey sàcckat yi dagg loxo sàcckat yi tëj jigéen ñi niqaab leen muur leen moo tax baat yi ngeen dégg ci àdduna bi yëpp loolu la moo tax nit ñi dem ba ragal islaam te loolu ñi ko def moom mooy alxarba muy Europe ak ay doomam yi nekk Afrique ak àdduna bi bu ñu fàtte ni Europe ñi diriger tey ci Afrique ak àdduna bi seen nen lañu Europe ñoo leen nen ñu ñëw yore suñu couleur toj fi bokk ak ñun deret bokk ak ñun làkk bokk ak ñun lépp waaye soreek ñun jikko ñoom loolu la ñu jàpp moo tax ñi nekk ci côté boobu ñoom ak nitu islaam yi du ñu déggoo ñoom daal li ñu xam ci nitu islaam mooy ñaanal ma waaye sëriñ bi ustaas ñaanal ma ustaas daal ñaan la nekkee walla yàlla xam ñoom noonu lañ ko déggee te wallaahi mbokk yi as-siyaasatu shay'un min ad-diin gis nga politique lu bokk ci diine la ñetteelu pàcc bi dañoo jël diine ba pare nag ñaawalee ko politique mooy ñoo xam ne dañoo jàpp ne par force diine dafa war a jël dafa war a àtte te seen gisin mooy bu diine àttee na rey na tëj na toroxal kon ñetti fasantikoo yooyu la ñu bëgg a xool d'abord lan mooy politique moom mooy lan politique tubaab ak arab ak anglais ñépp ci yem li ñu tuddee politique daal bu fekkee tur bi xaqiqatan moom la ñu jël dañuy wax rek ne façon la pour gérer cité bi maanaam pour ñu fexe ba dëkk bi baax maanaam fexe ba Gambie nekk dëkk bu émerger jëm ci kanam fexe ba Sénégal nekk dëkk bu émerger jëm ca kanam fexe ba ñépp li ñu bokk ñu jot ko loolu mooy politique baat bi loolu lay tekki mooy nañu fexe ba li ñépp bokk ñu jot ko maanaam ki nekk ci kaw na tedd waaye ki nekk ci suuf na tedd gisin boobu nga xam ni mooy baatu politique moom la islaam gis moo tax islaam
bi mu àttee fexe na ba ñëpp yem ñi dirigé woon islam ci jamonoy yonante bi ginnaaw ba mu gaañoo ñu xam ci ñu siiw lool ku mel ni Umar ibnul Xattaab gisoon nañ ni bokk na ci njiit yi gën ci àdduna bi ba léegi àdduna bi amaguñu ku mel ni Umar ibnul Xattaab Umar moo xam ni aamul majaa jamonoy xiif ñu naan ko aamul ramada trésor amul dara xaalis amul dara amul dëkk bi ñàkk Umar ibnul Xattaab ñemewul nelaw guddi Abdullah ibn Umar nee na buñ ñee papam lan moo tax doo nelaw mu ne duma nelaw am jullit bu xiif nekk fële te mënul nelaw allahu akbar Hafsa bintu Umar benn bis dajale na diw petit pois nga xamante ni petit pois lekk bu oyof la ñu boole ko ak diw olive mu def ko ci plate teg ci mburu bu wow indil ko Umar ibnul Xattaab papam ne ko sonn nga yaa ngi wër boobu ba léegi lekkuloo te yaa ngi woor jëlal lii nga lekk ko Umar ibnul Xattaab dafa xool Hafsa jooy bi mu jooyee ne ko yaa Hafsa aturidiina an akuna min alladina adhabu tayibatihim fi lxayaati dunia xoole ma baat bi Umar mu ne Hafsa léegi da nga bëgg ma bokk ci ñi nga xam ni seen bànneex ak seen teraanga lekk nañ ko fii ci àdduna Hafsa bu ma lekkee lii na lan la jullit yi di lekk Hafsa taxaw di jooy ñooñu démb bi ñu dirigé gis nañu Umar ibnul Xattaab di daw benn bëccëg di daw ak tànkam Ali ibn Abi Talib xool ko ne ko ala rislik yaa amir muminin taxawal dalal lan la Umar ne ko dafa am benn gëléem bu rëcc ci trésor public moom laay daw pour jàpp ko ne ko Ali mu ne ko xanaa xamoo ne gëléem bu fakkastaloo diggante Irak ak Madina man la ko yàllay laaj yowmal qiyaam allahu akbar Ali ibn Abi Talib ne ko laqad ataabta man baadaka yaa Umar ne ko Umar yow amoo problème attan nga li nga def mais kuy ñëw sa ginnaaw moo nar a sonn lan moo tax mooy li nga bëgg di ko def kooku du ko mën kon islaam démb dafa géré woon cité bi yonent bee ko géré sallallahu alayhi wa sallam te loolu it la ñuy firee baatu politique moytu nag ñeneen ñi nga xamante ni galaw gulwan shadidan fi hada al amr am na ñoo xam ne ñoom dañoo bew bu jéggi dayo ndax ñoom dañoo jàpp li ñuy tuddee politique daal du dara mooy li ñu tuddee munafiqu siyaasiyin ñoo xamante ni ay politiciens lañ yoo xamante ni ñoom dañoo jàpp ni mbir mi daal naxe la rek pour tedd loolu nag dafa bëri ci Afrique néew na lu muy am Europe ak Asie mais bëri na Afrique loolu mooy ñan mooy ñi nga xam ni dañuy wax ju neex pour jël réew mais ndeke dañ doon wax pour teral seen bopp maanaam waxuñu woon pour defar mais dañoo waxoon pour ñu gëm leen bi ñu toogee ñu wor société bi loolu nag moo bëri Afrique waxuma nag kii moo def walla kee mais exemple yi moom ku nekk mën na koo laalal boppam kenn ku ne yaay àtteel sa bopp mais am na ñoo xam ne dañoo taxaw ne jox leen ma su ngeen ma joxee ma defar ma nangam ba ñépp gëm la ñëw jox la nga dem toogi fële wal iyaadu billah loolu taxul politique jóg beneen bi am na ñu xam ni ñi ñuy tuddee les médiocres politiciens am na ñoo xamante ne daanaka ay dofu politique lañ ñoom foog nañ ni politique pour lan la dajale alal tedd moo tax léegi da ngay gis ñi amul woon dara démb am na ñu fi nekkoon démb sawaun mën na am Gambie mën na am Sénégal mën na am Mauritanie koo xam ni démb amul woon kër gu mu moom dafa luye woon walla sax nga ni démb amul woon oto bu mu dawal da doon dugg ci transport public yi
tey mu dugg ci politique tabax immeuble boo xam ne ay milliards la. loolu defe naa Afrique ngeen koy gis Afrique bii ngeen di gis koo xam ne démb amul woon oto boppam oto yi gënoon a suufe amu ko woon démb dañ ko doon gis ci oto yi muy njëkkanteeg nit ñi tey nga gis mu tabax immeuble boo xam ne ay milliards la kooku xel dina laaj ana fan la jëlee loolu ndax ci politique la ko jëlee walla ci jikkoom kon dañuy wax ni jëlewu ko ci politique ci jikkoom bu bon la ko jëlee te jikko boobu islaam nanguwu ko kooku nag boo ko nee ndax nitu islaam bi war naa politique dafa la non warul politique waaw moom xam na ni moom workat la te yéenewul nitu islaam bi mu wor loolu moo tax boo bëggee nekk politicien nekk ci seen biir moom dañuy commencé naan yàq sa der kii bu duggee day yàq kii dafa bañ kii dafa nangam beneen bi am na ci ñoo xam ni li ñuy jàppee politique mooy ahlul qadasa bokkuñ ci te loolu tubaab yee ko njëkk a def muy français yi nga bi ñu xoolee xam ni église bi su taxawee te ñi fa nekk jàng nañu diine suñu diriger ñoom li ñu bëgg duñ ko am ñu jël waa église bi tuddee leen ñu tedd ñu sell loolu moo indi li ñuy wax baatu laïcité xaw ma nu ngeen koy waxee ci anglais nag muy ilmaniya très bien baat la boo xam ni dañu koo jël ngir lan faslu diini ani dawla mooy nañu fexe rek ba diine tàqalikoo ak état diine moom laa ra'ya lahu moom ci dawla diine daal moom comme ni ma ko waxee léegi la rek bu ñu noddee timis ñu dem julli bu ñu sëlmalee toog suñu kër mais bu gaa yi di wax lan mooy defar dëkk bi ñun amuñu xalaat ñun nañu tëdd nelaw bokkuñu loolu la ñu jàpp te loolu nag ñi ñu ko boole mooy église bi ak waa islam mbokk yi kon islam ak politique lu mun a nekk la waaye nag dañuy defaraat lu bari lan la ñuy defar lu bari mooy islam du defar politique mais islam politicien bi lay defar xaw ma baat bi dégg nañ ko wala déet ça veut dire islam du mooy tabax politique mais kii politique lay tabax ndax am na benn Umar Sall boo xam ne démb gis nañ dafa détourné dafa wor dafa sàcc dafa naxe bu islam ñëwee kooku lay retapé waat kooku lay defaraat parce que comme moo war a ne ci kanam bu baaxee lépp day jog mais su bonee lépp day bon loolu moo tax ku nekk ci kanam su baaxul ñi ko jege kenn du baax parce que day sàcc ku sàcc du la téye ndax kat wax dëgg yàlla sàcc bu mag mënta téye sàcc bu ndaw xam nga sàcc bu mag moom mënul téye sàcc bu ndaw loolu moom moo tax parce que boo sàccee ay milliards kenn ñëw sàcc 100 millions nga ne ko loo ko def mën a yow it loo def coow bi du bari kon dalay wax ni ñëwal nga bokk ak man moo tax gis nga ci biir politiciens yi li ñuy tuddee les saay-saay politiciens da ñooy ànd day sàcc ne la booy bunte ngeen sàccal man du ma wax loolu nag moo tax Afrique ñu gis problème yi Afrique bëri lool Afrique ngay dugg ci capitale wala nga dugg ci dëkk da nga naan est-ce que lii Afrique la da ngay dégg turu dëkk Afrique rek la ñu dégg problème yi xool leen fan yi li ngeen di dégg ci dëkku africain yi ay Mauritanie ay Sénégal ba ci Gambie gi à chaque fois da ngeen dégg coow politique lan moo ko indi parce que nit ñi duñu mën a ànd am na ñu nekk ci suuf ñoo xam ni lu mu metti duñu nangu ñoom dañuy gis ne rek al adala mooy maandu dafa war a ñëw te mbokk yi wallahi maandu mooy defar àdduna maandu moom mooy defar àdduna lan mooy maandu mooy yow ak ki ci suuf ngeen yem yow ak ki nekk ci suuf ngeen yem donte da nga nekk président xool leen mbokk yi ab dëkk lëmm dajale seen alal ñu jël kenn ne ko Alaaji Sarr yow yaa ñuy jiite yow utal nañ la caisse noire loo soxla tibbal utal nañ la palais bañ nañ ko ba sax ba bu nit ñi dee tukki Alaaji Sarr di tukki nit ñi dañuy taxaw bu Alaaji Sarr waree génn en tant que président
ñun ñëpp ñu war a génne dañuy gis police daw ne puus leen président mi ngi ñëw. loolu nag dof bi moo ko jàppee nguur waaye du nguur loolu jaam la. lan mooy jaam mooy suñu la mayee nga jàll du yaa gën nit ñi de nit ñi dañoo jël seen ngëneel jox la ko yombalal la pour nga liggéey mu baax kooku bu déggee noonu day xam ne ñi mu diriger da leen di dimbale. waaye bu jàppee ni man la sama yaay liggéey yéen seen la yaay liggéeyul fitna day am waaye salaamatullahi wa barakaatu. moo tax ñu bëri ci politiciens yi waroon a jàpp baat boobu xam ni ñoom ay jaam lañ pour population bi. population moo leen fay moo leen jox oto moo leen jox avion moo leen jox tur lu xew ci àdduna bi ñu ne la demal loolu lépp dañu ko def pour bëgg nga defar dëkk bi mais defuñu ko pour ngay tedd rek nit ñi di torox. kon islam nii la gisee ne kat politiciens yi dañ leen a war a defaraat indi leen ci jikko bu rafet. kon sharia al islamiya mbokk yi dafa gis ni mën nañoo àtte islam mën naa diriger te boobu ba léegi islam rek moo fi diriger bu kenn mënta contester. adduna bi 21e siècle islam moo fi diriger loo xam ne ba léegi kenn mënu koo weddi. doo dugg ci benn dëkk nga ni Umar ibn Khattab ñu wax musiba ndax xam nañu ni mu géré woon. Umar ibn Khattab xam nañu nan la yore woon pénc mi. loolu nag du jàng anglais rek moo ko mën nekkul ki jàng tubaab rek moo ko mën. bu dee ñun suñu côté suñuy loi pour nga diriger réew il faut nga mën a làkk tubaab xaw ma nag fii tam noonu la il faut nga mën a làkk anglais mais mbokk yi est-ce que xam ngeen ni diriger du làkk jiite réew nekkul ci làkk bi mi ngi nekk jiite réew mi ngi nekk ci njub ànd ak ñi war a liggéey ngeen liggéey. kon mbokk yi islaam dafa gis ni jullit bi kenn mënu koo teree def politique su yaakaaree ni mun na defar baat bi nag il faut ñu dégg ko su yaakaaree ni mën naa tabax mën a defar mën na cee dugg ndax li nit ñi soxla lu ñu lekk lu ñu naan fu ñu jàngee ak lu ñu fajoo yii bu amee dëkk bi day jëm ci kanam mais dëgg-dëgg defar dëkk ajuwul rek ci infrastructure yi mooy fexe bâtiment yi na kawe tëli yi na rafet baax na mais na nit ñi am dal ba pare. moo tax mbokk yi ñu yëg ni politique mbir la moo xam ni sunu waxoon nag dirigeant africain yi yee leen delloosi leen defaraat leen tabaxaat leen dinañ dellu ñoom santaat yàlla bu baax. moo tax bépp njiit bu yore jikkoy islam kooku dañuy gis ni su diriger mën naa baax. lan moo tax su diriger mën naa baax mooy yaakaar na ni am na bis buy ñëw dina dee, am na bis buy ñëw yàlla dina ko laaj, am na bis buy ñëw dana rendre compte yàlla ci li mu defoon. ku xës ba gëm loolu yow politique doo ko def arme mais da nga koy jël pour déparer ko. mbokk yi politiciens yi nanu bàyyi xel bu baax li nekk ci seen kanam. li nekk ci seen kanam mooy nit ñi leen toppuñu leen parce que dañ leen a gëm waaye dañu leen a topp pour yaakaar ñu defar, loolu lañ leen toppee. kon nañu yëg ni lii ñu diriger muy am réew nañu fexe ba bu mu yàqu, warul yàqu. lan may warul yàqu mooy ku toog boo defaree ki ñëw dina defaraat. waaye Afrique ngay fekk benn président wàcc ki ñëw bees day feebar ndax day ñëw fekk lépp yàqu, du xam lan lay defar, du xam fu muy jaar. seetlu ngeen leen président africain yi ku ñëw da ngay defaat fondation bu bees. kër gu ñu war a tabax mu nekk R+10 maanaam kër gi dañ ko war a tabax mu nekk étage yoo xam ne dina mat 10.
kër googu kay bu kenn ñëwee maçon bu ñëwee gas fondation defar ba fondation bi baax mu jóge fi ku ñëw loo war a def da nga war a teg brique nga yëkkati. waaye bu fekkee ni maçon bi muy defar fondation bi baaxul nga ñëw toj fondation boobu war a yëkkatiwaat keneen ñëwaat toj boobu yëkkati moo tax Afrique dañuy toj di tabax rek nii rek la ñuy def toj di tabax kuy toj di tabax rek doo mës a àggal loolu moom moo ñu dal moo dal Afrique yépp toj di tabax su ma joxe exemple ci suñu réew Sénégal bi fi Senghor nekkee ba léegi mën nga ne amul président bu ñëw rek départ rek yëkkati amul saa boo ñëwee rek am na loo war a defar boo ñëwee li ngay njëkk a dem mooy ñi fi nekkoon dañoo sàcc nga tëj leen ci kaso yi yow it nekk fi ñuy xaar ba ci yàgg feebar boobu dal la yow it bu ko defee feebar boobu la dal bu keneen ñëwee moom it noonu lay bëgg a def moo tax réforme institutionnelle yi nga xam ne dañoo war a fexe ba li téye nit ñi ñu téye ko kenn dootu ko changer kenn ñemewul nga ñëw nga changer fa ay loi ak leneen parce que aar nañ ko dëgëral nañ ko ba ñëpp bokk ko mais africain bu nekk bu toog tey su bëggee changer day changer su bëggee wàññi day wàññi su bëggee dindi day dindi ku ko neex da nga tedd ku ko neexul doo tedd kon loolu mbokk yi mbir la moo xam ni ñooñu war nañ leen a corriger war nañ leen a delloowaat ne leen bàyyi leen xel ne ñi ngeen jiite yàlla da leen koo laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne kullukum raa'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati nee na yéen ñépp ay sàmm ngeen sàmm bu nekk danañ ko laaj li mu sàmmoon mu ne imam bi danañ ko laaj ci li mu sàmmoon moo xam nag imam bi ñu tudd ci jàkka ji la wala imam bi jiite société wala imam bi jiite dëkk yow raïs yëgal ni yàlla dina la dana la laaj la ci nombre bi nga jiite ni mu toll lan nga tabax ci ñoom ndax fexe nga ba seeni jikko normal ndax fexe nga ba ñu tooñ ñu teg leen ci yoon ndax yow tooñuloo ndax yow jaayuloo doole loolu dañu koy laaj mbokk yi te loolu nag ki ci mën a mucc mooy alxaakimul aadil maanaam dirigeant bu maandu moo tax baatu maandu yàlla nañ ko yàlla defal borom bi taala wa tabaarak dafa wax ni ay yéen jullit ñi góor-góorlu leen te ngeen maandu ndax man yàlla dama bëgg maandu Umar ibn Abdul Aziz bi muy remplacer Abdul Malik ibn Marwan nga xamante ni Abdul Malik buur bu baaxoon la waaye lu bari dafa yàqu woon ndax Abdul Malik dem na ba ñi ko jege ku nekk tedd mooy comme li xew tey ñi ko jege ay frère am ay rakkam ay jegeñaaleem ku nekk am alal bu bari soxna yi noonu mais Umar ibn Abdul Aziz jour bi ñu ko falee bokk na ci li mu njëkk a def mooy dafa toog di jooy xam nga kooku waxul ni fal leen ma ki wax ni fal leen ma maaman kooku du jooy kooku day reetaan ndax daan xaaral ma ndax gaa yi ñu fal ma tedd waaye Umar ibn Abdul Aziz dañ ko ni yow yaay toog Umar bañ premier discours am ngeen déglu Umar ibn Abdul Aziz premier discours am lu mu wax mooy ay yéen nit ñi da ngeen maa fal te laaju leen ma sama xalaat léegi delloo naa leen ngeen tànn keneen ci yéen loolu est-ce que yaakaar ngeen Afrique mu am fi man yaakaaruma ko mun na am ay yéen nit ñi da ngeen maa fal te laaju leen ma sama xalaat léegi delloo naa leen seen nguur ngeen tànn kenn ci yéen ñu ne ko déedéet yow la ñu tànn loolu mooy subhanallah baat boobu boo koy déglu di ko xool da ngay kontaan gis nga li ñuy wax légitime dëgg légitimité dëgg loolu mooy dëkk bi ñëpp ànd fal la Umar ibn Abdul Aziz bi mu paree dafa àgg këram toog ñu waroon koo accolade ne ko sa ndey liggéey na non Umar macha allah yow kay gars yi commencé mais Umar dafa toog di jooy
toog di jooy. lan lay jooy? mu ne inni axaafu in asaytu rabbi adaba yawmin adim. wallahi maa ngi tiit ci suma moye yàlla bis mu mbugal ma mbugal mu metti. allahu akbar. Afrique sunu pale yi war nañ cee bind aaya boobu, inni axaafu in asaytu rabbi adaba yawmin adim. war nañ ko fa bind. Umar ibn Abdul Aziz war a dem, ñu présenté ko palais bi mu def discours. Umar ibn Abdul Aziz balaa def fi dara mu jël listam doomu bàyyi ñi jege woon nguur gi, ku ci nekk mu woole nga ñëw. mu ne la xam naa li nga def, xam nga li nga def, dellool li nga jëloon baytu maali muslimin, delloo ko trésor. loolu mooy audit, benn par benn ba ñépp jeex. ñoom famille bi ñu mer, ñu ne nan la ñuy def dof bi ñu jox ko nguur gi. ñu ne kenn rek moom la Umar ibn Abdul Aziz gën a déggal, mooy bàjjanam. ñu ñëw ci bàjjanam ne ko yaa ngi nii, Umar ibn Abdul Aziz mi ngi toog pareegul, ñun ñëpp mu toroxal ñu ñàkk. léegi nag wax ci bàjjanu Umar ibn Abdul Aziz mi ngi ñëw fekk Umar mi ngi toog. mu ñëw ne ko Umar, farewuñ la woon pour lii de. mu ne lan ngeen ma fale woon? yow Umar faloogoo, sa mbokk yépp torox, yow mbaa sa nguur dina dem? mu ne ko bàjjan lan nga bëgg? mu ne ko nga delloo ñee ku nekk li mu jëloon. Umar ibn Abdul Aziz jël benn juróomi dërëm, xam naa lu ngeen di wax seen dalasi rek, bu toll noonu mu jël ko. ñu boyelal ko fourne, mu ne bàjjan toogal, bàjjan bu toog. Umar ibn Abdul Aziz jël benn juróomi dërëm bi képp ko ci ciseau, teg ko ci taal bi ba mu xonq. bàjjan baa ngi toog. Umar ibn Abdul Aziz summi yére bi mu soloon, tëdd ne bàjjan bi teg ko sama kaw. bàjjan bi ne ko subhanallah. mu ne ko lii nga ma yéene, da nga bëgg ma ñëw ci sama borom mu lakk ma nu raw li. wallahi ladi la ilaha gayru. bàjjan bi jooy tourné dem woo frère yépp ne leen bu yeboo ngeen delloo de. Umar mee ma gis ne nii rek. allahu akbar. Umar mee ma gis ne nii rek. siraatal mustaqim. allahu akbar. ñu foog ni fa la yem, mu woo Fatima soxnaam ne ko Fatima, mu ne mu ne ko alal bi nga yore xam nga fi nga ko jëlee, xam naa fi nga ko jëlee, man takkaay du ma topp. li nga takk ci yëpp ci or nga xam ni sa baay la ko doon jox, lépp da nga koy delloo. jabaram lu bokk na ci ñi mu njëkk audité. jabaram jooy na ko lii takkaayu jigéen la, mu ne ko day dellu. sama kër gi kuy takk lu mu moomul du fi nekk. léegi nag tànnal nga dem jël sa or, ma may la baat, wala nga toog ñu ànd. allahu akbar. kooku mooy première dame. première dame. first lady. waaw mooy first lady xolo nga xamante ni mooy première dame. nga xamante ni tey Afrique ku nekk première dame rek alalu réew mi lu la neex ngay tibb di sànni. mais kay ñu ne ko li nga takk delloo ko, mu jël yépp delloo ko. benn bis toog na di ñaw yére, wallahi Fatima jabaru Umar ibn Abdul Aziz première dame, ñu fekk mu jël puso di ñaw mbubb bu muy sol. Umar ibn Abdul Aziz di ko xool ba jàgg teg ko loxo nii ne ko ndeysaan jamono bii de moo dàq ba nga nekkoon. Fatima ne ko dalaa neex, bu la neexoon ma gën a rafet yére. xoola mu lu mel noonu ndeysaan. démb bi mu nekkagul dara moom mi ngi sol yére yu rafet, tey bi mu nekkee dara mi ngi sol yére yu ñu dëbb daax. mbokk yi loolu la islaam gisee politique, mooy dafa gis ni politiciens yi dañ leen a war a jubbanti, fàttali leen, ndax dañoo fàtte. ay jullit lañu comme ñun, suñuy mbokk lañ, mais dañoo fàtte. gis nga diriger li tax mu nekk lu dangereux mooy seytaane da lay jege. seytaane ki mbokkam dañu lay jege. mbokk yi Umar ibn Abdul Aziz biñ ko indee ci palais bi muy dugg si mi ngi seen ay fas, gendarme yi fii, policier yi fii, ñu orné affaire yi mu rafet, commencé yore fanfare yi. Umar xool gauche xool droite, duggagul. mu ne lii lan la? ñu ne ko yii mooy fas yi ñu préparé pour sa escorte.
mu ne delloo leen ko baytu maali muslimin. allahu akbar. gestu ne lii lan la ñu ne ko lii gëléem yi ñu formé la pour ñuy rafetal escorte mu ne delloo leen ko. noonu la toppee wallahi waa ji ne na Umar ñaari baaraamam la yor delloo leen gauche delloo leen droite ba bu muy dugg ci palais bi. ñëw fekk ay jigéen yu rafet yu ñu solal ba ñu rafet mu ne lii lan la ñu ne ko ñii dañ ko fee teg ci palais bi ñu lay dimbale boo soxlaa fanaanoo boo soxlaa def lu la neex kon ndekki état yi loolu fa nekk allahu akbar subhanallah ah ay jigéen yu rafet a ngi nii ñoo lay liggéeyal koo soxla nga fanaanoo yoonu kenn newu ci. Umar ibn Abdul Aziz ne leen kenn ku nekk recensé leen ko xool fi mu dëkk ngeen delloo ko ndeyam ak baayam. mu gestu xool benn jigéen ne ko foo dëkk mu ne ko Misra laa jóge mu xool benn waay bindal ko ne ko defal ko financement delloo ko ci ndeyam ak baayam. ndaw si ne ko duma dem mukk démb bëggoon naa dem tey damay resté. lan moo tax ngay resté mu ne yaakaar naa ci yow jàmm am dal am loolu la ñu soxla. moo tax musulman bi bëgg politique kooku bu ñu ko amee day baax. ñu dindi nag yu bon yi ñu teg ci islam rayul daggul loxo heurtewul nit ñi déedéet xanaa xamu leen mbokk li nit ñi tiit foog ne bu islam àttee suba mu dagg loxo yépp mais kon amatul njëriñ. islam àtteewul mais ahlu islam bu ñu defaroo ñëw politique bii ñu yore donte am na lu ci bon dañ koy jubbanti dañu koy defaraat jubbanti ko suñu ko jubbantee defar ko rek incha allah ci kanam la ñu jëm. kon mbokk yi wal mafruud li nga xam ne moom la ñu soxla mooy diine taqaloo ak état. diine rek moo mën a conseiller état diine rek. gis nga ki état jël nga nekk bitaana ci état wala mustashaaru état su jàngul diine ragalul yàlla du mustashaar wallahi du mustashaar. xanaa xamoo li gën a bon mooy conseil bu lay nax. état africain yépp ñooñu la ñu yore amul benn conseil bu xëy ñu dàq la ñu ne lan moo tax ñu dàq ko man parce que daa wax président dëgg déedéet mais nit boo ko bëggee da nga koy wax ne gaa président réew mi temps yi doxul de metti na de jubbantil fii jubbantil fee. loolu mooy yoon ndax loolu lañ la fayee waaye ñu fay la ngay tëdd di nelaw rek su weer dee ñu jox la say dalasi nga yóbbu sa kër rek tëdd mais loolu taxul ñuy wax conseil. kon conseil moom mooy luy defar dëkk bi. am na ñu am kàddu bëgg a wax amuñu fu ñu ko waxee am na ñu am soxla bëgg mënuñu ko yooyu ngay xool di ko wax loolu nag député bi noonu la war a mel conseil bi noonu la war a mel ministre bi noonu la war a mel. mbokk yi ban ministre ngeen gis ñu folli ko mu taxaw ne audité leen ma lu ngeen gis ma def ko yóbbu leen ma kaso musuma koo gis ci Afrique peut-être ñi ma mag mës nañ koo gis. astaghfirullah musuma koo gis Sénégal foofu laa gën a xam ma ne ministre bu ñu folli mu taxaw ne balaa maa dem nañu ma audité su ma laalee lu ci bokkul jël leen wala ngeen tëj ma déggaguma ko. président moom rus naa koo wax moom. Afrique ban président mooy taxaw maa ngi nettali fan yi passé am na ñu ma nekkaloon ma leen di wax ni damaa ñëw aéroportu Éthiopie wallaay dama rus. ndax dañu jógee Jidda suñu avion jaar foofu parce que comme dafa amoon problème foofu ba avion yi bëri ñun ñu yóbbuñu bi ñu demee foofu gaa yi bëggoon ñu booleek waa Guinée ak yeneen dëkk yu bëri ñu ne leen non ñun fiñ ñu jëlee Sénégal direct lañ ñu waxoon ñu ne kon da ngeen di fanaan ba suba jox ñu hôtel. man ak ki ma ànd maa ngi taxaw di xool ba caag ma ne ko mbokk lii mooy Éthiopie ba ma daan dégg 89. Éthiopie bañ doon yelwaanal man sama juróomi dërëm joxoon naa ko mu dem Éthiopie temps boobu ay élèves lañ nga xool Éthiopie dëkk bi ni mu rafetee aéroport bi lu ëpp 30 avions yoo xam ni Ethiopian Airlines nga fay gis lu mat 30 wëññi naa 25 avions yoo xamante ni Ethiopian Airlines la nga gis dëkk biir set rafet immeuble yi ma taxaw ba ci yàgg ma ne ay waay yaa way la Sénégal. wallahi lii laa wax grand bi di ma xool ba ci àgg ree ni ma booy xanaa dangaa jommi ma ne ko damaa jommi
man Éthiopie fàttaliku naa sama juróomi dërëm yi ñu doon ket ci école yi di ko joxe loolu ñu xam li may wax xam nañ ko tey ñu ñëw bi Éthiopie gën a jekk Sénégal ñu naa ma ne lii war na ma metti kon li muy tekki mooy division il faut ñu dëgër bëgg seen réew pour mën koo liggéey mbokk yi nañu yëg ni nekk ci laïcité teewul defar réew non mënul tee réew defaru mën nañoo nekk ci laïcité ñoo xam waxuma en tant que xukmu laïcité nag ku may déglu nga déglu bu baax gars yi dañoo gaaw ñaari baat ñu ne Oustaz Oumar Sall nee na laïcité dara newu ci mais waxuma loolu dama ni laïcité mënul tee defar sa réew bu fekkee laïcité mooy seen gisin yéen ngeen tëral pour doxal réew mais nit ñi li ñu soxla mooy na jàmm am nañu lekk nañu naan seen diine nañu jaamoo yàlla ci ni ñu ko bëggee kenn du dox seen digganteeg loolu nañu defar dëkk bi su dee loolu la loolu amul problème li ci des nag mooy ñoom ña àtte la dul loolu ñoom la ko yàllay laaj mais forcément islam newul day ñëw rey ñi fi nekk ngir toog su boobaa yàq bi mooy ëpp kon dañuy xool maslaha bi nga xamante ni moom mooy defar mbokk yi ñu yëg ni jikko ju baax mooy tabax am réew jikko bu baax mbokk yi mooy tabax am réew waaye ragal yàlla mooy tabax am réew su ragal yàlla amee jikko ju baax amul du dem su jikko ju baax amee ragal yàlla am ay sawraat dootul am ay révolution dootul am lan moo tax ndax bépp dëkk bëgg nañu mu avancer suñu gisee état bi liggéey mu jaar ci yoon tollale mbir yi doo dégg révolution doo dégg ay mudaharaat doo ko dégg mukk ay marche doo ko dégg ay émeute doo ko dégg lan moo tax ndax nit ñi téye nañ leen ci téewin bi nga xamante ni téye bu baax la mbokk yi jullit ñi tey nañu ñaan yàlla mucc ci fitna yi ñu nekkee fitna yi ñu nekkee nii kenn defu ko ku dul Europe ak ku mel ni Europe fitna yooyu mooy dañ ñoo tiital yàq sunuy diggante yàq sunu xalaat wallahi ladi laa ilaha gayru maa ngi bindoon benn xutba ba léegi ñemewuma koo xutba boobu ni ma ko tuddee mooy alal bi ngeen sàcc yóbbu ko Europe indi leen ko Afrique avancée chaque jour damay toog xool xutba bi ba ci yàgg ma lemaat ko ne doom yow war a goo génn léegi wóorul nga génn léegi mbokk yi xool leen africain yi li ñu denc Europe moo tabax Europe maa ngi déglu benn interview ci benn président tunisien bu dawoon alal bi nga xam ni dénkaane woon na ko France waa ji di wax ni xamul tant de milliards la xamu ko xool leen mbokk yi Afrique Suisse France ñaata africain ñoo sàcc xaalis denc ko fa mais xaalis boobu bu del si waatoon Afrique day dem mais léegi ki ko sàcc dana ko sàcc du ko jëriñoo population bi perte ko loolu mooy danger bi nga xam ne moo dal Afrique nit ki day toog di dajale comme xorondom su paree du ko mën a lekk du ko mën a jeexal ñeneen jëriñoo ko mbokk yi bokk na ci liy defar réew te islaam gis ni lu war a nekk la mooy nañu fexe ba nit ñi tolloo loi bi leen di àtte ne ñépp yem président ministre député sama benn papa nee na ma tubaab yi bi ñu naree saay-saay la ñu fexe ba ut li ñuy tuddee immunité parlementaire ak immunité xawma lan présidentielle loolu mooy lan mooy ku xës ba nekk président rek am nga orma kenn du la àtte kenn du la juger xanaa nga wàcc dem nañu ba sax léegi ku nekk président même bu defee musiba kenn du la topp député bi noonu loolu moo tax nit ñi pour ñu jub du yomb mais su fekkoon ni dañoo tëral ni ñépp ñoo yem képp ku def lu dul noonu ñu teg la ci yoon kon lu bari justice dina am atte yi danañ ko taxawal ñépp yem ci mbokk yi bokk na ci ñu xam ni
borom bi nee na ala lahul hukm atte ak diriger yàlla ko moom buñ ko delloo moo ko moom buñ ko fee dañuy perte. bokk na ci it nag ñu yëg ni pour Afrique dem bépp jeune bu dégg ñu ne islam mun na ànd ak politique teexul na nga taxaw nga xoolal bu baax ndax sa dugg ci biir politique day defar wala day yàq. su naree yàqal la toogal waaye jox leen ma defar moytu ko. loolu moo tax islam yonent bi wax ni képp ku laaj buñ ko jox ndax ki laaj rek am na intérêt bu mu jiital. loolu moo tax baat boobu yéena ma ko gën a xam képp ku laaj bu leen ko jox. lan moo tax ki xës ba laaj xoola Omar ibn Abdul Aziz laajul biñ ko joxee daa bañ waaye boo nee maa mën boo deful ndànk seytaane ànd ak yow. seytaane day ànd ak yow. beneen bi ñu yëg ni politique lu baax la. su ma nee lu baax la nag mooy li ma wax sànq loolu moom kenn mënu ko bonal wax dëgg yàlla islaam gis na ni loolu dara nekku ci. ñaareel bi politique bu la naree dugal ci lor ay nit yàqal ay nit bul dem jaru ko ndax kenn ku nekk ci ñun bis dina ñëw da nga dugg sa bàmmeel. soo gisee ni boo duggee ci politique yàgg da ngay yàqal sa réew doo ko defaral taxawal bu baax yaa gën a xam sa bopp. gis nga bu ñu fi tegoon 100 kilos ne nañu ko yenu attanoo ko da nga naan bu ma ko yenu. kon nag réewu mbokk yi dafa yaatu bu ñu jàpp nag ni politique mooy yore réew rek de déedéet fu nekk mën nga fa nekk nga liggéeyal diine. su fekkee ni am nga xam-xam ci wàllu njàng ni ñu koy toppatoo ñu dugal la ci ministère bi nekk ñoom sa politique sa liggéey mooy nga defar foofu ba mu baax. su fekkee ci wàllu faj nga jàng ñu indi la loolu mooy nga liggéey fa ba mu baax. maanaam domaine boo mën bu ñu la fa tegee rek nga liggéeyal sa dëkk waaye tekkiwul rek ne naa dem ci kaw rek naa nekk président rek déedéet góorgóorlul ba bu ñu la dee jël conseil en tant que jullit bu ñu la dee jël conseil xoolaatal bu baax ndax mën nga ko ndax attan nga ko ndax falu musiba la. mbokk yi ñu bàyyi xel ne xew-xew yii di am yépp li ko indi mooy ñàkk samp li ñuy wax maandu. kon jullit ñi nañu dellu ci maandu na ci góor ñi dellu na ci jigéen ñi dellu. ñu yëg ni ñun war nañoo tabax suñu réew waaye bu ñu toog rek di xaar état yi. nii ngeen def su ngeen gisee ni mën ngeen tabax jumaa ngeen tabax maa ngi leen di conseil bis bu ngeen mënee tabax hôpital tabax leen ko. wow loolu maa ngi leen koy conseil ndax Afrique soxla nañu faju. su ngeen mënee tabax école bu ñu jàngee tabax leen ko. su ngeen mënee defar clinique defar leen. bu leen toog di xaar ne ba ñu am politique doog a mën a defar de ku ne mun nga liggéey fi nga nekk. kon liggéeyal ci li nga nekk taxawal fi nga nekk soo ko defee di nga nekk jullit bu jub incha allah. li ci des maa ngi koy bàyyee mbokk bi li ëpp ci solo ci waxtaan bi def nañ ko. wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. noo ngi waxaat alhamdulillahi ala kulli xaal. alhamdulillahi rabbil alamin. alhamdulillahi alladi bi nicmatihi tatimmu salihat. bu ñu nee Omar Sall day ñëw Gàmbi day nekk événement. loolu du man maa ko def du yéen a ko def mais yàlla taala wa tabaarak moom moo ko def. yàlla mi def loolu yàlla nañu teel boppam. di sant nag bu baax ndaw yi ñu fekk fii ñuy waa KS nga xam ni duñu deñ di leen sant ndax ñun ak ñoom ñun ñoo bokk liggéey bi ñun ñoo séq lépp daanaka lu ñuy def fii rek ñoom ñun moom la ñuy def fële ca Sénégal ak li ko wër loolu sant yàlla la.